tur min ar-rahman mu ne leen njëriñ ak lor da ngay dugg politique da nga ànd ak engagement politique am koo àndal mais na la wóor ne njëriñ sa njëriñ ak sa lor nekkul ci loxo kon bum la tax nga nekk nervi bum la tax nga saaga koo warul saaga bum la tax nga fàtt sa waxtu bum la tax li nga xamante ni moom nga war sa digganteeg sa bopp nga matal ko sa digganteeg sa morom nga matal ko sa digganteeg sa borom nga matal ko donc politique suñu ko waxee ci ni ngeen ko xamee yéen ñëpp mooy nan la ñuy def rek ba société bi ba penc mi jag nan la ñuy def ba kenn ku ci nekk fii du xool lan la ko caaro yi defal waaye danaan man lan laa war a defal caaro yi ba penc mi jag éthique bi mooy yitte bi nga xamante ni dina ko am ci sàmmonte ak ngoram ak diineem du ma jëli définition éthique fenn ci tubaab yi ni ñu ko définir fii rek laay yem ci ni ko gars yi définir te lu ñuy jéggaani tey rek suñu gars yi définir nañ ko ba pare keroog laay wax ma ne ñu bari tey dañuy naw Nelson Mandela trop mu am mérite loolu nag ndax ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj kaso mu xeex bay ko defee ci régime boo xamante ni apartheid la tuddoon ñu ne nit ku ñuul amu leen droit amu leen benn nga xamante ni boobu toll nañ ci Afrique du Sud am na bus yoo xamante ni wala place yoo xamante ni dañuy def Europeans only nga xamante ni ku dul nit ku xonq rek waroo dugg fii waroo toog fii waroo def nangam mu xeex ko bay bëgg a dee ñëw ci mandat bi mu ñëwee def jël pouvoir def 5 ans daal di démissionné bàyyi nguur gi ma ne leen ñun dañ koy yéem te xamuñu ne la révolution torodo bi ko Thierno Souleymane Baal defee daf ko def ba noppi ne man sax du ma exercer pouvoir daal ne Cheikh Abdoul Khadir Kane ñëwul nga exercer pouvoir bi loolu lan moo ko gën a màgg waaye ñun gis nga bu ñuy jël exemple rek te arab yi nee nañ ku gën a jege gën a yey kon kay ñii ñoo gën a yey ñii ñoo gën a jege ñii ñoo gën a yey donc bu dee ci wàllu politique ñoom jëfee nañ ko damay wax keroog am benn waay bu ma ne li suñu borom wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma ne ko tey jii noonu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul donnee aussi fondamentalement et à tout point de vue loolu moo tax lépp loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na ko son implication ak le fait que mu exercer la plénitude de sa citoyenneté au sens propre du mot amul lenn loo xamante ni dinañ ko sikki sàkk gis ngeen implication digganteem ak ni nga xam noonu la dimbalee li nga xam ne mooy régime bi fi nekkoon surtout ci wàllu xaalis bi ngir ñu bañ ko dévaluer ndax boobu baaxuloon ci li nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkke woon réew mi waaye gis ngeen jamono bu nekk amul réchigné wul ci tâcham ndax rupture boo xam ne indi na ko ci wàllu dundun tasawuf ndax tasawuf moom rupture fondamentale bi mu ci indi mooy lu ko jiitu gars yi bu daan dund tasawuf dañ daan aajowoo génn biir nit ñi dem ci àll bi nekk fa loolu wane ay limites objectives am li nga xam noonu la ko sëñ Samba di appelé di fàttalee ci ki nga xamante ni moom mooy Balham ak ki nga xam moom mooy Bilsis suñu borom ñoom ñu wane ci seen limite moom tasawufam mooy da ngay ñëw intéressé wu sur la marche de la société loolu moo taxoon mu am projet de société daal ne moom nii la gis ne noonu la ñuy def ba vulnérabilité yi nga xamante ni am na ci couche de la société lu ci mel ni jigéen ak xale te ñaar yooyu réew moo xamante ni justice amu fa ñaar yooyu la ñuy gën a nërmeel loolu moo tax nga dégg sëñ Salim Mbacké appelam bu am solo boobu mu defoon bi mu ñëwee nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba daan def ci mag ñi bu nee li Serigne Touba daan def ci mag ñi da cee jublu rek ci ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu woon ndaw ñi waaye ñooñu Serigne Touba daan tàggat ba mu leen daan tàggat ci fleur de l'âge la ñuy toll comme nii ndax yéen ñëpp ngi fàttaliku bi muy yónni Mame Thierno Ibra Fati muy dem ci Merlin di jëflanteeg moom di waxanteeg moom boobu Mame Thierno Ibra Fati il était à la fleur de l'âge amaguloon 30 ans ci li nga xamante ni wala ci lay toll ci li nga xam loolu la histoire jàngale donc di wane rek ne exercer la plénitude de notre citoyenneté loolu du génn diine benn yoon politique mënul génn diine benn yoon waaye su fekkee ne dañu ne politique bii nii ñu koy pratiquer ci Sénégal bii nga xamante ni dañ la wax ne la jaayal sa ngor ak sa diine wax dëgg fa yàlla su boobaa nga bàyyi leen ko nag waaye quel est l'enjeu boo ko déggee mooy lan la ñuy perte ak lan la ñuy gagner ci waxtaane politique ak éthique ci weeru koor lenn rek moom mooy enjeu bi mooy dañoo bëgg waxaat ak xel yi waxaat ak xol yi ci wax leen ne mënul ñàkk ngeen impliqué wu dans la vie de votre société de votre communauté
waaye mënul ñàkk it ngeen protéger seen diine ak seen ngor mu nekk dialectique bu xaw a doy waar surtout ci Sénégal nan ngay def ba sa yitte ndax loolu mooy fondé yoonu murit mooy himma rabbi asxaabaka bil himma mooy lan mooy itte ju màgg joo xamante nit ki dina ko am ci am ngërëmal suñu borom mooy niyatu mooy yéene ju màgg ngir am ngërëmal yàlla mooy iraada mooy namm ngërëmal yàlla nga boole koo azm muy dogu waaye nga am hadaf nag mooy objectif boo xamante ni objectif bu leer la jóg dox ci tànk yu dëgër ànd ak woy ak dëddu ak dëddu gu mat sëkk te loolu lu am solo la ci définir ko ci lan mooy dëddu jamono yi ndax dégg naa bëri na xale yoo xamante ni waaw dañuy tàmbali rek di jaalimatu fu ñu toll ak yooyu ba rapport yi nga xamante ni war na seen diggante ak seen soxna dootuñu ko def maanaam rapport humain yi nga xam war na seen diggante ak seen soxna dootuñu ko def mënatuñoo xam nan la ñuy téye seen papa ak seen yaay te diine ju la xañ rafetal sa diggante ak say wéyjur perte nga la nga doon ci wër c'est fondamental wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan la suñu borom tamit donc bala ngay nekk citoyen bu modèle ci biti mais foog nga am éthique ci biir kër gi tamit gestion la politique la kër gi tamit li sa bàyyi di xëy di daw suba ba ngoon jot politique la rek mooy politique pour nga lekk ba suur politique pour nga faju politique pour nga am un mieux-être ak benn bonheur boo xamante ni war nga ko am léegi soo réglé wul politique bi foofu mais soo génnee ci biti nan nga koy réglé ndax boo génnee ci biti li nga namp rek moom ngay toxamti ko xawma nu ko mag ñi di waxee donc li nga namp rek moom ngay génn ci biti donc ñu ci bari comportement bi ñuy am ci biti ci biir la gën a jégee dayoo dañuy génn ci biti nag pour exploser parce que ci biir duy nañ ci ba fees dell donc loolu moo tax foog ñu dellu ci xam-xam loolu moo tax foog ñu dellu ñaar la l'islam xeex boo xamante ni daf leen déclarer guerre mooy réer ak ñàkk nangu ci benn loolu moo tax mu ne dem leen wuti xam-xam doonte da ngeen dem ba Chine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu déggaat ci ne sàkku xam-xam farata la ci yéen farata nag xam naa ci ni ko borom xam-xam yi di définir mooy loo xam boo ko deful am ay daan yu la ci fekk donc le savoir il anoblige loolu la Cheikh Anta Diop di wax dafa wax ne chercher du savoir dafa wax ne il faut ngeen wut xam-xam ba egg ci benn violence boo xamante ni di ngeen ko teg seen bopp parce que bu ngeen ko deful dinañ leen teg violence boo xam di ngeen xam ne wut xam-xam bi jarul na te violence boobu mooy oppression morale oppression psychologique mooy li Cheikh Anta Diop di wax mooy aliénation parce que doo xam sa bopp te boo xamul sa bopp doo mën a maîtriser rapport bi ngay am ak keneen donc ki ñëw ne dafa bëgg nga ànd ak moom ci politique mais bu fekkee yow réere nga sa bopp kay mënoo xam rapport bi ngay entretenir ak moom donc xam sa bopp dafa am solo te hadiisul qudsi yi sax daf ñu ci engagé man xarafa nafsuhu xarafa rabbuhu bu ngeen xamee seen bopp sax xam seen borom kon xam sa bopp nag du looy jóg rek jëm ci xam naa ne du lu yomb donc loolu moo tax mu mat a def ay taxaw seetlu loolu moo tax thème bi am pertinence am parce que dañuy bëgg li tubaab yi di wax que man en tout cas tey je vais dormir moins bête bu fekkee ne am na ci loo xamante ni dimbali nañ la ci nga gën koo xam gën ci yeewu gën a sa jublu nga mën koo wëlbati donc rapport bi ngay entretenir ak kii ñëw di sàkku ak yow rapport bi ngay entretenir ak sa bopp d'abord rapport bi ngay entretenir ak sa morom rapport bi ngay entretenir ak sa borom rapport bi ngay entretenir ak sa nation sa communauté rapport bi ngay entretenir ak président de la république ak ministre ba ak député ba ak maire bi tant que xamoo sa bopp mënoo xam rapport bi ngay entretenir ak moom te bu dee réere nga sa bopp mooy commencé nga nag ci ñàkk éthique doo xam lan mooy éthique donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo donc xam-xam bi fondamentalement mënta ñàkk beneen bi mooy ñàkk waaye ñàkk xam-xam sax ñàkk la du ñàkk bu ñu ko waxee léegi rek dañuy foog ne matériel la waaye ñàkk xam-xam ñàkk la ñàkk diine ñàkk la ñàkk ngor ñàkk la ñàkk donc ñàkk dafa bari ba ci ñàkk nag li nga xamante ni moom mooy koppar xaalis mooy li sëñ Moussa Ka di wax naan ñàkk sax dafa bon ci waaju baax kon nag waaju bon xam naa ne tabarkàlla bu fekkee ne ñàkk baaxul ci waaju baax ku baaxul xaw ma fu mu jëm donc loolu moo tax l'islam xeex réer
waaye l'islam xeex fondamentalement li nga xamante ni moom mooy ñàkk. donc loolu moo tax tey jii ñëpp war a jël combat yooyu tamit xam ne seen combat la ndax combat yi woon démb mooy combat yi tey ba tey li sëñ Moussa Ka di wax naan ña noonu woon sax njool Makke njool Makka ñoo noonu tey jii njool Mbakke donc combat yi du changé. xam naa comme ndogoo gi waaj a jot. jaanee ñeeg ñangeen ñi moom. duñ dégg de. ah xam naa fi ne dootuñu dégg dara. donc man maa fóote man maay leen di jégalu bu baax. ci temps bi li ñu préparé woon pour waxtaane ko sax. mënuñu ko waxtaane xam naa ne rek dinañ amaat yeneen jotaay. yoo xamante ni dinañu permettre nga xam du doon weeru koor. comme ça jaaneen yeeg ñangeen yi. ak gaayeen yi mën a concentré wu. ñu ñëw jël thème boo xamante ni dinañ ci jël ay références d'ici et d'ailleurs. gën ko mën a waxtaane. waaye di leen gërëm di gërëm aussi sama benn jëwriñ boo xam ne moo nga fi fekk tey mooy sëñ Ndiaga Seck. waaw mooy koo xamante ni léppam Serigne Touba la. jàmbaare lool. waaw ñuy ñaan suñu borom lépp lu mu ci bëgg rek yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe njortam. di jégalu bu baax ah thème bi xam naa ne épuisé wuñ ko. waaye bu fekkee am naa message bu may bàyyi daal surtout ak ndaw ñi mag ñi sañu ma leen digal. waaye ndaw ñi mooy nañu gën a góorgóorlu ci xam-xam. waaye xam-xam yëpp nag waxuñu rek nga xam ni ngay jullee. xam ni ngay wooree daal di ciy yem waaye nga xam-xam yëpp bu leen yemale seen bopp fenn ci wut xam-xam kuñ ne ci ku ci système éducatif Sénégal gëmloo tamit ne dàq nañ la école boobu ñu la dàq tekkiwul dara ndax nit ñi toll nañ tey ci am diplôme yu gën a kawe te ñoo gën a nulaar lu yàlla bind donc système boobu ñu leen gëmloo ne leen mooy bu baax bi bu leen ko gëm lu fa nekk dem leen xami ko waaye buñ leen gëmlee tey ne parce que dafa bëri ci banlieue décrochage scolaire dem leen ngeen jàngi leneen mën ngeen koo xam lu ñu xam ci français mën ngeen koo xam ci arabe ba pare gën ñu koo dàq ci français donc wuti leen xam-xam yëpp xam leen lépp lu ngeen war a xam bu leen yemale seen bopp fenn donc di leen gërëm bu baax di leen sant di leen jégalu bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. jërëjëf waaleykum salaam suñu baax bi xam naa comme ni ko waxee daanaka waxtu yi daf ñoo xaw a njatt ba xëy na développement bi ñu mën a nekk xam naa bu ñu dogee rek xëy na ñu julli bu ñu jullee xëy na bu amee ay question parce que am na ay question yu jot ñëw yoo xam ne ñu ngi doon xaar waaw yoo xam ne nee na ñoo bëgg nañ nga analyser lu mel ni suppression poste premier ministre bi wala assemblée nationale wax ñu fi posé ak ci wàllu thème bi ñuy waxtaanee maanaam politique ak éthique surtout ci Sénégal ndax biñ jaay jàpp ni képp kuy politique rek yaay ci wax dëgg bi noonu xam naa yooyu daal ci tënk bu ñu paree xaw ma fu ñu jëlee temps suñu sabab xaw ma dañu jëlee ba pare waaw bu ñu jëlee ba pare te ne ñu toogaat le temps que gars yi séddale ndaw yi rek suñu part bi ñu toll ci question yooyu ñu soog a xëy na incha allah te xam naa comme waxtu julli bi dafay xaw a jëlee mën nañoo waajal ku nekk fi nga toog rek nga waajal julli suñ jullee ba pare ñu toogaat noonu ñi nga xam ne ñooy saytu ndaw yi moom ñoom nañ ko ne seen liggéey rek jarul ci boole wax bu bëri yooyu su ko defee ñëpp mën a ànd ak daal ci mën nañu waxtaan bi ñi nga xam ne si xaar yi yéen yor organisation bi mën ngeen séddale seen ndaw rek ngeen faral def su ko defee li ci am solo mooy ñu ko boole coow xam naa kon ñu waajal waxtu bi suñu noppee soo ko tontu ci laaj yi soo ko njëkk bi incha allah. thème bi de xam naa ni waxtu temps bi daal. c'est dommage waaw non non day am. ab sëñ daara la de. waaw Jibril moom macha allah. kii day laqatu. sëñ bi yow moom.